أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum Operation 3 years jotna Assalamu alaikum mbadi Gambiankol mbal be konton na altol na al konton la al nal badi malam Sheriff Cissé Kuntaru Washu o Operation 3 years jotna executive member mbadi Gambiankol nkonsina rek kayitanda la ko President Barrow for 5 years ibe message iba sen kan forumol kono message mi yalon ko ye message do ya sen no ka foko ntel nga plano leke wo planol mumul leti ka wuli ka fitino wulinde Gambia kono ngaje na dina nyaton ko dol fana miliyalon ko nyanta diamu la kuol milla man diamu wala bar ngaje na o dina nyatan ko ila diamu kono ina taw kumo foje ko mu kuleti mi yalon ko ayetel silam bakel mbafala na o dina nyatan ko le ko alinga silang alala alinga kata nga tonya nga fasa bar entel be men fola Gambian ko le wala mnyenti ko ntel al nyantalo na Operation 3 years jotna nga nyim forumol ngelo December karole kono saembe sanji kileng mbole bayindi kan nyin December karo birin wotumo anin biite ma mbe muneke kan kadiamu mansa kundaye kadiamu koli sonoye kadiamu Gambia alfaliye kay yitandila ko alnana nga ke kilenti alnana nga singa diamu nga Gambia mansa kunda safe anin political party ol mel bebe Gambia kono kilinte kono miye mol dankun kilinte kono miye mol jabi nsaita sayen kote nga Gambia mansa kunda safe nga dunia la kafol milia lanko wala ne Gambia be do ko la Gambia bo dunia kafol le kono nga wol fanal be safe bari na kontano warta bake kafol miya lanko ibe bantala Gambia la banko kan wol katama ko misilme aka tama nyamin wol ye misilme ye hadama dingala hakolon ne haniya tari ini mantar ku kelento bare isi jabiro la mi yalan ko abetiata bare Gambia man sakunda anen Gambia la political party wol melbe Gambia kono kilinte kono kotenke mi yalan ko ye mol jabi nga dina nyaton kol fana la kafol safe Gambia kono nga dulal safe Gambia kono bare entelbe mem fola ni aje Operation 3 years be nyim bekela wala mnyenti ko kaje ko ka fitino ka bale December akanana Gambia kono Gambia ko le si politiciano party o min bebe Gambia kono ibe si yenyen sanji sabo nyen ko ya diamu woto bari ngaje President Barrow anala ka fo mol miliyalan ko ibe President Barrow support ka kunum fana ye message do fintende e kontel damal mbe dundi nyolale entel damal lafta Operation 3 years jotna ka janjang bari wo Mario la kuma kangato anata ay muneke ay President Barrow aya dani wuli keme wuli muwanna ako President Barrow saso wuli keme wuli muwanna wo wuli keme wuli muwanna ya soto atabe laptop ole sanna atemina kele jata baleti na nyin jamani labang nka diamu nyindulal mentote ikafa social media President Barrow amakoy because iye wole long ite min long wala mnyenti ko mole na ye alfal ne Gambia kono ika wolle sembentu ya mole na ye political leaders wol ne banko kan ika wolle sembentu ya President Barrow ye wol long nyim fana mbe dani la dukare President Barrow laptop kuto san Canada wodrona de desktop wo fansa ya la ya kan ye tamaran fana ndiala mi yalan ko abe kol sone yandi la bulu Gambia bar ba Gambia ankol bato lafta kuma kili lafta wala fola le jam kin sport mi mum kin sporti mi yalan ko alata kola bi atele ya kendi Operation 3 years jotna mba fo kan Gambia kono bi na bota Operation 3 years jotna kono wotu mole Operation 3 years jotna be sembo sotol Demba Konta mi yalan ko Operation 3 years jotna amu founding fatherlity ning abota Operation 3 years kono bi hana nin kin sporti be kafuta nyoma e bota je
bakar ka bondi nyoto mi yalon ko operation 3 years la alpha lom sankala maron Mr Sonko Imam Sonko Gambia ni be kafuta nyoma inin kin sport aninte sirif sise mbota operation 3 years kono bi operation 3 years jotna abe continue la molbe operation 3 years kono mil bal continue woto Gambian kol nimmi ya kuma moy ima moy kin sport dala ima moy inte sirif sise dala ima moy Demba Konta dala ima moy Sankala Maron dala ima moy Mr Sonko dala ima moy Abdou Ndiaye dala ima moy na Gambia molmi yalon ko broda Dembo ñol yosi kata bakar ka bondi ñol to tubab du jam na executive na muy alfal mimbe ino tubab du jam ima moy intel clean al canal fam batandi fam ibe kanal bele la molla ha say mimbina kan wala president Barrow ko do dinale pour nga opre ibole fol i kontel la kodo ntel kan na kodo ka soto na kodo be nyaadil i kontel damal be nyola kodi kuwol ntel manke tole oti de ntel manke tole oti ntel kan na kodo soto nyame president Barrow talona hanin na Gambia memba sol mem fangal be Gambia kon nta fole en kan na kodo ke nyame annun tinda ngan na kodo nga sef Gambia kon nta kala bi nta kala sam because ni mole be nyola mi yalon ko ni mansaya a jareta tele pour ay Gambia dingal murundi dictatorship kono ko ten andu Gambia dingal te sonnala bi ite sonnala sam so woto mbemi fo kam president Barrow iteni momonding albe plan ke kan operation 3 years jotna ka fo operation 3 years mu fitna bondila tubabol ya lonko operation 3 years manke fitna bondila wol yenna letarol jel African Union European Union wol be ya jele ko operation 3 years manke fitna bondila Gambia din kendo be ya lonko operation 3 years manke Gambia almami kendol Gambia dina nyaton ka kendol wol be ya lonko operation 3 years man na fitinoga nilla fitinola mbel lola la fo December nga wuli nko mole ko al wuli bar Gambia dingal mbekuma keline fo la le jam mo mondin kale ko December almanya na fintila alman pameto soto ala fa Mario ente sirif sise ko ay muru ay ta karambunto ay Gambia la loi aya karan kunke ntel mba ko endi lalma mbe finto minkela mbe lungole mutala andu manta pameto tala Gambia la constitution oto ama yita dintel Gambia dingal la anywhere ntel nyanta pameto tala min yaje wolu ngadol moy ibe siring inen ya kumandi e konna PR won tel nga palasol be janjande Gambia ntel tubab du moten tel kono mil bari itel konna PR wolon nga muta ko okay na PR wolon bari na molon na Gambia aben na Gambia operation 3 years la executive okono ibe kuma kangal fokan ha nal fintita nal alman luat alman pamitota alman banko la loi bunya yaje ni mosifal ngado moy ate ko fang na telebe inspector general o atebe Adama Barrow la mansakunda kono ate pameto di lantel jumale ko ete entel be pameto tal jumale ko embe pameto tal anko alinga tonya ko ende nyoma ja Gambia la constitution aya senyandi le lew ako Gambia dinga be ray nyanto sotole ni fenje mi ya lon ko amanke siloti ye finti ye demonstration local peacefully Gambia la luale af so itel kamin fote wobenna nte kamin fote abena loi buku ba itel kamin fo wolon Gambia la public act order so way mune yitandi ni be fintila ni atari ibe loudspeaker use la inyanta pame totalan fontel le kali embe loudspeaker le use la andung Adama Barrow anim coalition ye muneke wala nyinti this public act order iba bondi la le ba repeal la le na keta mansakundati because ye même fo campaign watol wala mulu walati wal mi yalon ko e mambetia so ali Adama Barrow anim mul mi yalon ko ike fankelon nalti Gambia kon fo do kasi aka foko level headed Gambians afa mutako atemu level headed Gambian leti mul mi yalon ko wol be nyin 3 years o keleka wol mankele aka lual mim fanfo atema long Gambian kol ali nga to nyindiro bula nim president Barrow a fintita yaje Gambia mbe min folali nin kale finti lungu mena lafta Gambia mo wuli keme finti
president baro la man sakunda hani mo wulita nal fintita alba boyendil al boyendilo te fan alba forcé la ay son ka fo ko atele sanji sabo fo wo sanji sabo nyin aba honola sako gambia dingal operation 3S jotna pour ay succeed al nyanta kala menti wolom nyenti ko gambia dingal mo wuli keme ay finti siloka polisol ala jube ma kangal menketa dulalto gambia ma polisol soto hani ECOWAS e ma sembo soto ni gambia dingal mo wuli keme fintita pour ka adama baro ka yitanda la diako ya inyanta sonna mi yesindi bari nkali ajele kunun video recordol do natan tele nge record nge nati oje kuma kangal milfo hani IEC ye nyine yitandi je ko adama baro be sanji sabole kelo ila manifesto to yawle yitandi ko adama baro ngo gambian kol ni sanji sabo December ko na tambita alman adama baro alman song I see I ala kan I respect ali ngabula je ala bula je ay continue atel gambia dingal atel balo na atel membe siri gambia kon so woto mbe min folali nyil ka kuma kangal min be fali dol kamol nyinin ka nintel nga adama baro bondi wonna fa abe kelantel yamuneti ninga adama baro bondi wonna fa wo be kelantel gambia yamuneti wolom nyenti ko abe kulu wala dunna momo nimmine ibe kala gambia la president ibalo nako gambia dingal banke la marsandi soto ibalo nako gambia dingal le ke o pala soto wo gambia dingal ibe bunyala ye horoma ye nyaatele banku do ko barnali adama baro bula atambeta say andu yika nyinin karoke kafoko nintel nga adama baro bonde be jumala kala je nim futata o salo matumo men tubabol ka fo le bridge mbo fanam cross la bankol wulitale ime saranyola yela president bondi ye modo sayinda noto mi yalon ko yino ay wo bankol tamal gambian kol dun ala le bentel koma so woto be mi hitandi la gambian kol belo momon din kana e ka kumol fali ha e ka fale security yaji adama baro na tambita nyin sanji sabola woto mole fan gambia ala security be fragile dina nga adama baro bondi je nga modo sayinda noto ha nga adama baro bondi je because yaje ni ngate bondi je gambia ding be kumbe sume alale gambia ding be balona okay sa en kar min nata ali nga banko diala fa be kala sanje fula leti bang fa be kala kar woro leti bangata election la bang isi yaji bari gambia ding be bajila ko nga min kije ati tambila odulato la andu nga min sayndi wodulato abe koylata mario maleko no way sanji fulo nyin niatar fa ngawle diala ati tambel adama baro anin coalition anin gambia alfal al ñoo commandé ali siban al nin gambia al nin operation 3S jot nañol mol ali si ali gambia la ko ali diamu na alman gambia la ko diamu ali lo fon futata December fitina keta gambia kono adama baro you will be held responsible adama baro itele bulo ba koto gambian kol anin dunia betele blame la because muneketa ite adama baro itele nin halifa salla anin oje atele wulita anin aisatu touré ali gambia be tama ali ayita di gambia la ko adama baro be sanji sabalekel oje ya ko indile ya lon alla ko li be recordol be laari njande bari adama baro nite me kekun ibe laban na damin wala be ke jawyala ya jamme be min kono bi oto mba fole ko ini la mol al continue al lafta kawo kala la operation 3S la ala la operation 3S la ni lafita canada wuli keme wuli muandi la miye dane kamina kantelle against million chika yadia ntel manke kunoti ikamen na da kalo do ntel mu mansa di bongle president baro nte tonyina nte nenna bari ila daji kantaya nsafo gambian kole andu nuwo kuyate nin nata gambia at any time take us to any law court kayita ndila ko iman daji ko soto iman moral soto wo mo mondir ina ilahi doke weda alahido nkoy lako president baro ngata nyola manka mankunda iko nyen nim futa nin futa manka mankunda be nyin so dile ntata je ko nyen kenenel aka muna yitande te mariole imam moral soto iman daji ko soto ite iman ke moti momi yala ko mo tilinde ngolomi so mba fola any court of law we can defend ourselves there ka yitande gambia la ko imam moral soto yes
so woto e gambian kol ntelle ba fo kale jam al si aliye mol lamoy nin ko wolo la al finti mo wuli ke mo le fintino mo wuli keme lafta wala ate mon so wati fula si la president baro ba fula le ko aliye men di man sontala gambia sojarol manke toleti koten gambia polisol manke toleti koten mote dundino la sako momi yalo ngete bondi manke fenti ngeke fenti je salamu alaikum maaleykum salam ite ko yino ngam min bondi je ite bole murundi la na banko mbambi ntakela sama so president baro dia kuya ibe coalition la agreement no ba accept la ntel nimbe finti la manta fameto tala gambia la luwato amantar anywhere mi ya yita ntel la nimbe finti la peaceful demonstration la nyanta pameto la nimmi ya dulaje ya fonyi gambia la constitution okon because alka min foten public act order lo and wo public act order fana aya fan ko indi jambakel ako ni be PA system o usla public addressing system ni ba usla wotu mo le nyanta permit total ndel manta ngo ni mol fintita wolon e balo nako these people operation 3 years jotna e man natulu le man na banku tinyalal fitina bondilal wala muy tati ani almami dan tangal miliyalon ko e ke support gambia kon ha almami dantangal milke support gambia kono iteni wol atellon fitina bondilalti gambia kono so mbafole ko gambian kol be parerine ilafte la nyim president ya ika foko ni momandi lafta president ya la e nyanta tala front dol itele be dunka ita mantarta kam baag do fangala ite bita kam palanterol ando ngafoele be careful your stomach is too big for that pour to exit or to enter through the window abe boslal so ntel gambian kol tetu laje woto gambian kol bal betintu la bal beje la e mbaflali ko alimbe ngalon na banko koma ngaje ko suratul mustakino ay lo gambia koma alnal badi malam Sirif Cissé executive member operation 3 years jotna. Assalamu alaikum once again. Yen police ngeen xamne yeen attaque ci Lamin Jayte ñi nga xamne ni amna ko xamne ni police la prosecution officer la ngi liggéey under prosecution moom dañ ko attaque ci man waaw Facebook gis naa ko fa ba pare tamit fii si forum bi ni am na fi agent bi moo liggéeyal waaye ñu ngi laa woon ne comme que yow forum bi luñ fi dee wax yëpp da ngeen ko dee yóbbu si Adama Barrow ñu ngi laa wax ne axal Adama Barrow ne affaire yi Moussa Sabet yàgg nañ di ko wax Moussa Sabet deful dara li war a tax ñu war koo génnee si armée bi te Moussa Sabet nekk na nit koo xam ne nii am na xam-xam bi am na man-man bi te soldat yi si seen boppa junior officers yeeg senior officers yi nekk si Gambia National Army bi yëpp amal nañ ko respect kon ñu ngi leen di wan ne su nekkee ne xalaatu leen sax pour def ko CDS ñu ngi leen di wan ne boo leen ko amee as a CDS Adama Barrow dina nekk sa interest yow mi nga xam ne yow yaay agenti Adama Barrow bi nekk si forum bii ñu ngi laa wan ne bugga nañ nga àggal suñu wax bii nii si Adama Barrow ne ko ne ñu consider affaire yi Moussa Sabet turam dégguñ ko fen Moussa Sabet nag waa UDP ñoo ko xeex si sa nguur gi ñu génnee ko si armée bi te deful dara no crime against him kon ñu ngi laa won ne ki ñu la indil muy Masana Kinte is a typical tribalist jankadin Moussa Sabet bi yàgg nañ di wax ay affaire am si suñ forum bi si suñ waxtaani pencum réew mi waaye gis nañ ne day jëlu leen si benn jéego but it's still never too late Adama dëggal la sa nguur gi dafa kasaara ndig ni nga dooree moo yaaxu moo bon fi nga waroon a commencé wuloo foofu noonu tey nag xawma ku la nekk di waxal waaye yaa ngee gis nañ ne you are seeing the writings on the wall kon ñu ngi laa woon ne Moussa Sabet Gambien si dañ soxla saabisam te ñun fii si suñ forum bi yàgg nañ di wax si pride am di wax li nga xam ne nii looloy di dëgga ndig deful dara yéen amu leen benn crime against him da ngeen ko téye rek resign loo ko si army bi fay ko duty sam kooku noonu is a young talented vibrant Gambian army we need Moussa Sabet waxtaan boobu nag nañ ci delluwaat dama ne rek ma def fi short audio bii nii rek ndi xam naa ne am ngeen fi agent boo xam ne moo fi nekka te audio si dañ dee àgga si palais bi kon ñu ngi laa won ne gis nañ ne yaa ngi gis ndanka nekku ne li nga def ñun neex nañu de ñun gisaguñ sax loo def lu ñu neex waaye gis nañ ne yaa ngi gis ndanka ñi nga defoon sa ay enemies
tey gis nañ ne yaa ngi leen a indiwaat loolu nga waroon a dooree te dooreewuloo ko kon reconsider Musa Sabally nga seet ni nga ko isiwaatee si army bi mu mun laa jàppale ci liggéey bi nga def jërëjëf. li ñoo wax rek moom mooy ne rek Adama Barrow na munta yore réew mi na téegal ndeyam mu joxe suñu réew mi because li nekk di xew nii corruption bii nii selective justice bi corruption bi nekk si système bi moom mooy the cause of everything. Batambedu should be arrested immediately. Batambedu should be arrested immediately. Foog naa ne mbooloo ko xam ne na Gambien nga ñu ngi leen a won na ngeen dem si Facebook bi ñun ñëpp ñu binda woon Adama Barrow ne Batambedu should be arrested immediately. Batambedu should be fired. Batambedu mu ngi si dëkk boobu di kasaara réew mi si alal réew mi rek CRC bi moom moom yëpp si loxoom la nekk. tukki ne ñëw Europe jaane commission bi over $50 million. This TRRC bi moom boobu noonu nañ ñu wax over more than $500 million li ñoo spend li yëpp amoon na fu mu xëcc but Batambedu moom mooy the biggest jankading in Adama Barrow's administration te foog na ne lii Gambien si waruñ koo noppee waaye ba tey rek ñu laaj leen yéen concerne Gambien si ak li ngeen yàgga di déggal li ñoo wax si concerne si Batambedu yëpp lan mooy seen xalaat si li ngeen gis tey fu mu nekk nii with all this corruption allegation na Batambedu jabaram waroon naa am diplomatic passport yaayam ñaari système yi Sirif Tambedu ñoo ñi yëpp war nañoo am diplomatic passport just because ne Batambedu is the justice minister. Is that done Gambia? Asalaamaaleykum concern Gambian si ñu ngi ñuy waat ñëpp rek di santaat ñëpp concern Gambians xam naa ne war ngeen a dëgga fii ñun si suñ forum bii nii liñ fi dee wax rek moom mooy li nga xam ne ni moom mooy interest Gambia Batambedu mbooloo koo xam ne nii da nga dee follow Lamin ay waxtaanam rek yàgg ngeen na dégg may dee call out Batambedu moom laa tuddee jankading number 3 comme Adama Barrow moom mooy number 1 Ousainou Darboe ñu defoon ko number 2 ak fu mu nekk nii Batambedu lañ defoon number 3 waaye li ñu doon wax yépp si Batambedu tey mu ngee feeñ Batambedu soo gisee mu bàyyi international appointment am bi pour mun a ñëw toppa caga gi Banjul ak mun a def corruption bi nga xam ne ni deal si nga xam ne moom la familleem xam moom muy Sirif Tambedu wax naa leen ne duñ ay lawyer they are businessmen waaw lii nekk war naa ne Adama Barrow nag yàgg naa ko wax ba ne ko ne Batambedu moo kasaara sa nguur gi because Batambedu moom dafa amee a very sensitive position which is the justice the judiciary lu waaye Gambia mbooloom loo xam ne nii commission yi ñu taxawal nii yépp is under Batambedu muy CRC bi muy TRRC bi muy Janneh commission bi with all other commissions Faraba commission bi all these commissions Batambedu loxoom mu ngi ci waaye Batambedu si boppam man dama ko wax Adama Barrow ma ne ko Batambedu amalut la benn respect yow Adama Barrow si boppam li ñoo wane na Batambedu amalut Adama Barrow respect moom mooy ne dañ fii ñoom seen bopp dañ gis ne Adama is a clueless jankading idiot boo xam ne he is an accidental president they have no regards for him amaluñ ko benn respect te faalewuñ ko because mënuñoo understand Batambedu nga jël sa yaay jox ko diplomatic passport jël sa jabar jox ko diplomatic passport jël sa sister si jox leen diplomatic passport lii rek su nekkoon ne tey nguur gi ñu am nguur bu dëggu moo nekk Gambia Batambedu should have been arrested immediately. The evidence are here waaye lii lañ am Gambia nguur gu kasaara doo leen dégg benn high profile arrest Ousainou Darboe génn na fi joxe les allegations against Adama Barrow's government on corruption Adama Barrow génnoo deboon that story Amadou Sané def ko Amadou Sané moo nekk minister of finance accountant company bi lay jël jox leen government contract under his ministry jëlaat a government contract jox ko his own personal company lii yëpp mu ngi xew Gambia but kenn du ko wax so nguur gi ñu am mooy nguur gu kasaara kenn faalawut kenn just because ne gars yi gëm nañ ne ki ñu am he is a clueless accidental jankading lu mu neex waaye def the lack of leadership in that country tey the evidence are here lii nag moom mooy the evidence of having a clueless jankading as a president these are the results waaye li ngeen di gis yëpp mooy li gën a tuuti keroog bi ngeen xamee ne ñii kasaara nañ réew mi rek si ñaari at yi ñu fi def ñetti at yi ñoo jubali nii gars yi génn fi
waaye with everything going on Yankuba Touré ngi ni ñu ngi ko teg benn place Gambian typical Gambian attitude moom mooy ne most of us we are very selfish, most of us we are very ignorant and idiotic kenn du génn. Assalamu alaikum Musolba Foundation ngali konton ngali sama famo kitaman kenyinati do kolbe kirindra bi nata Sadio Barrow le ya Sadio Barrow min bebe kerin na passport la kuoto mim ya lonka ko kuliyata Gambia fengo beti wala mo nyindi diploma passport Sadio Barrow tinyaro min be kerin nyimban kun kanje bi ka wo sate la news to bar 3 years o ye nyalo wala ka bar 5 years o be min fokan iman gemoy andum biya bayle soma ya ye dole keje nemmine kelo ke kunu if fo na balero wulta bi kajele ni moli bayka wala seni je Sadio Barrow be derin tak iman ko maf Sadio Barrow nta musol bako kabrim baye wulu nyong sifa jololi so nene nyamaci jololi so min boko e kay barniyaje alay nyin da kala jan sifa di tela Sadio Barrow hani saya le fon nyi nyatiti hani saya wala nyi nyatiti Sadio Barrow bar Sadio Barrow ni me hakiloto Sadio Barrow ite faale lungola Sadio Barrow na passport la kuon la fta radio to eta ila jonni si eta fanam foje Sadio Barrow nyon li so kabiri mbaye wulu ima wulu dunia kono mumi ke kantu Gambia ntaw da mafola bari ima wulu dunia kono ite joni si amen karang ite alne min karang ite Sadio Barrow bari wole ya tinna Sadio Barrow be dingol fala malola idingol mi nyonda kala soma ali falti batina wol be fala malola fente kuma talabu fo min be da kono Sadio Barrow nyon ama wulu ke kunda folo hani sayale nyi nyate tete inda kala ba na passport bi han to si pepa wala kuliyatati bari tulo ni da kala ba e o moyle Sadio Barrow te diyama nda musol bantele kaf itulo ni da kala ba e na passport la fo moyle hani to si pepa wala kuma kuliyata de bar Sadio Barrow ite yin kuma la fola Sadio Barrow jolli so ka to nyaale fo da kono nimmimbe tinyaro be banko kan ye fundi yaite ni molla moli e dipet ka kuonyi na ka je ko ay dang Gambia mum bele tati bar Sadio Barrow ite ko ilafte fankela nyamin ilafte fankela jonni si sifa menti hey ite la finola Barrow la fo intelisi kabiri wo tay mola ya jeme be imbanku kana Sadio Barrow ite la finto man wara e be ka hani moye de ko la dron ifon kanunte ay paparendi ibi do mandi bi da jaburla moye nyin kelo be kele nyimbata be kele Sadio Barrow ite tala fina Barrow la fo ita mintella ite banko la constitution o lonno la fo ita mintella bari ñun constitution o ñim banko di wol ya safe Sadio Barrow te musol baraka di yamoy ñun constitution o ñim banko di wol ya safe amanjolon santo banko di wol d'accord da ko ñina woto ni wa banko la alifanda 3 years o dum bulo kono wato sitan kombe kaninna ite lo kuma talebu fo le ñin da kala banko tum falo ibete hani mo jifare wala nyi nyateti hani mo min jifata wala nyi yade suru saya hani saya le be nyato Gambia keli be tele mulu njaw yate beti itele finte beti inyon keno sera Gambia atabete yala bara ala ya kendi ala mako ya dande ite sifa da manela Sadio Barrow na fundi na passport mi yalo ya ko fe ande ko hani to supe bala kuliyatati na fundi ya sate ite mi mu fembe sadalati jeli so men ka dabula moli politique ko na be kuma talabo frete am fo Gambia dum be la moyle telal Gambia dingol kunun tale bi wol tela moy den yintri yeso Gambia dingol momon dun taje ila nyantolo mu iman dunje ila nyantolo nali malla nyanto long wala na alala lolu Gambia kabringa alam Barrow kanyim place ndo lungolu ninni ku yada ma lungolu ninni torolam ya bayle ya la place la jindi ya katenne aben telinna aben gara walela ininda kala bako tum faloyte concern Gambians li ñon bëgg wax rek moy ne li moy woné ne amul ben leadership bu am ci administration Adama Barrow because li bu nekkon nguuri Yaya Jammeh la ken dofut xalaatu lako sa juroom ñaari xel
sa juróom-ñaari maam yi nekk si bàmmeel buñ la wooyoon si gént sax ne la def ko sax sa xel xalaatu ko pour def ko waaye Bah Tambadou li tax mu am fit li tax Bah Tambadou am fit jox jabaram diplomatic passport magam muy Sirif Tambadou am diplomatic passport système yi am diplomatic passport yaayam am diplomatic passport loolu moo laa woon ne mooy liñ yaaga di wax ne Bah Tambadou amalul Adama Barrow benn respect yaa ngay dégg amalul ko benn regard te faalawut ko lu ko neex la nekk di def si nguur génni du ko daf ko óor na dara du si génn lii Gambien si yëpp a ko war a condamn affaire diplomatic passport bii nii yi ngeen see déggaagu mooy ci li ci gën a ndaw ñoom roxiloo international criminal ñëpp a dugg si affaire diplomatic passport bii nii Rohilo was selling one diplomatic passport for $15,000 $15,000 la ko Rohilo doon jaayee waaye Bah Tambadou ban fit la war a am ak ban ñeme la am war a ñeme pour war a jël jabaram jël yaayam jël système yi jël magam Sirif Tambadou jël ñi yëpp jox leen diplomatic passport because there is no leadership in that country lu mu neex waaye Adama Barrow si sàcca yi la bokk ñoom ñëpp a ànd di sàcc ku nekk di def lu la neex lii moo tax réew mi kasaara jànkat di ngi mel ni na baabali nañu tëjal gàttam bi bu nekkee ne gisul li nekk ci réew mi moom time am jeex na ñun duñ nangu suñ future doom yi kenn yaaxal ñu ko ñoom ñooy suñ papa yi liggéeyal ñu cottu ndeyam ñëwati tey ñun ñu amati beneen nguur goo xam ne ni ñu waroon nañoo jàppale ndawi réew mi liggéeyee ñoom taxawal dëgg ci réew mi defuñ ko ñëw fii du ñu wax affaire yi saaga ak waa diaspora ne Lamin Jayte bul si waaye ñu ngi leen a wane you will all pay for this price li ngeen di def yépp criminalité bi lii mooy li gën a ndaw gis nga yiy feeñ ñi mooy li gën a tuuti billahi wallahi tallahi nguuri Adama Barrow bi criminalité bi si nekka ñoom Touré waajooju noonu indi woon fetal bi indi woon container fetal yi biir Gambia ñoo ñëpp diplomatic passport lañ amee ñëpp waaw suñ diplomatic passport bi foo woon naa ne sax ñun Gambien si li ñu war a def moom mooy ne ñu call the attention of the international community woon leen ne all the criminals are using most of Gambian diplomatic passport bi mboolam ku ko amee nañ make sure ñu screen la properly because diplomatic passport bi ay drug cartels ay jaaykat yi taay ak nguur goo xam ne nguur gu kasara la ñu si nekk ay genn wàll Adama Barrow si boppam di woon jaaykat yi taay yaa ngi dégg ñoom Henry Gomez ak ñoom Rohilo nguur googu lañ am ñëw nag kasaara réew mi séedale réew mi lii mboolam ko ne doomi Gambien bu baax nga da nga war a jóg nga condemn ko lii dañ si war a joxe big because diplomatic passport bii nii dëgg even suñ ordinary passport ay doomi xaram warañ koo yore waxatuma la ay foreign na yoo xam ne kenn xamuñ fu ñu jógee seen criminalité bi nag ñu ngi ko starté with this ambassador at large seen ambassador at large yi kenn xamul lanay seen njëriñ mu ngi soog a xappun na si this clueless jankadim président Adama Barrow nguuram bi waaye lii dafa war a nekk loo xam ne su ñu ko ne tey nguuri Yaya Jammeh la mu yëg lii immediately forthwith Bah Tambadou dina dem fanaan ci hôtel bi muy Mile 2 Central Prison waaye lii dinañ ko wax te ñun Gambien si ñun ñoo ci war a make sure ne ñu jox attention adduna bi def ko loo xam ne def ko an issue because it is something concerning, it should concern every Gambian. ñu make sure ne Bah Tambadou ñu jigal ko campagne boo xam ne nii Jankading number 3 bii nii dinañ ko génnee si nguuri Adama Barrow yaaga naa ko wax Adama Barrow na ma ne ko ne Jankading bii moo kasaara sa nguur gi yow da nga foog ne Bah Tambadou daf la bugga Bah Tambadou dafa am political ambition moom moo ñoom Essa Faal yii nii ñu gis ne yow yu war a clueless Jankading fu mu nekk nii sa nguur gi la ñoo use na to embezzlement ñu mun a def yëpp ak criminalité yi yëpp mun a ñëw nag ak next minute ne dañoo taxawal political party dañ bugg a réew mi waaye ñu ngi leen di xaar yéen yëpp nañ tegal seen ndey yi nag bi ko yéen ay sàcca yéen ay criminal leen di leen di wax ak yéen with respect di leen tuddee ay tuyéena ooy di leen adresse with respect ak moral sax moom moo warta am ay Jankading ngeen tur yu ma leen turee mu ngi nii mu ngee feeñ bu baax a baax yéen a ngee woon Gambien si ne yéen toogal leen fa Gambien si seen boppa ngeen fi toogal waaye nañ tegal seen ndey yow Bah Tambadou you would pay the price Adama Barrow ne yàgg naa ko wax ma ne ko ne Bah Tambadou moo kasaara sa nguur gi dégluwuñ ñun bañuñ ko waaye li nga xam ne ni moom mooy interest réew mi loolu la ñoo wax suñ gisee muy ànda ay ñi ñoo xam ne nii nekkuñ di saaf suñ interest nañ génn ñu wax ko waaye lii bu nekkoon ne nguuri Yaya Jammeh la scandale yi nekk di xew nii kenn du si am béel waaye fii leen jàpp ay cocaine Yaya Jammeh bu mu demee waa Bonto drug cartel si over $1 billion si over $1 billion over $1 billion drug bu mu demee Bonto dafa téye ñëpp yóbbu leen si justice system kaso ñëpp waaye nguur gi doo leen dégg dara
doo leen si dégga dara ni Adama Barrow si boppam si sàcca yi la bokka jabaram di sàcca nguur gi nekk ay nguur gu kasaara ñoom ñëpp ñu nekk ay sàcca waaye li ñoo ñaan concerne Gambien si moom mooy ne lii ñun ñëpp ñu taxaw si def si campagne muy social media muy si WhatsApp bi ñu make sure ne nañ gën a expose story bii ni mu dem viral jërë ngeen jëf. Assalamualaikum Barrow Fans Club, President Barrow Fans Club Europe chapter Alnal Badi Male Mulamin Fadera London nga audio le la moy jinda radio interview ñolu adela ñoo sabal ñu ko tan be yo bari mbe mem fola wodi amulali je membe ko madron wala man saya ñinew wala be londing wala molbe hammer wala la dina banko la sula ko tanti katu ni ajibe ñi sanji sabo o be sukiri man saya le bala ni wo sita man saya nyantale ka falin itel la foroto itel melie nyin coalition o nyin dada anila supporta sol sa itel te imanku koten ne jede agreement koten melikete ma woje koten adute o jela bari i nyaabe lori barola man sa siran na kan obe siran menka yo bari dalilo meyo sindi wo siran kan anin anyanta hamme kul mel kela bankoye janni nyin sanji sabobe banna ite o jela ñilte o jela de hana tara baroye Gambia be do ku kodoni sanola la ñilte o jela abe sanji sabo e sidoron baroye ji yo barni ya ji be fana sanji sabo ni sanji lulote ma sanji fulale biye sa entel la banko dum be tarla mole bulume ya lonko amari be sanji fula president ya la kala ñin do na sanji lulu president ya tinya bari sa en sanji lulu president ya wote bayinola katu membe siren wo be jila sanji sabale memmina sayla wonoto wo be jila sanji fulale sa yo la nyokan way sanji lule si sa wo sanji lulu president ya janni be mo talala mo fula tema na ke membe siri ja man tinyarke amman su nyarke amman mo batandi banko ka man fion fendinge ito bulala wo sanji fulo taban kata kira nyawnya way sanji sabaki jela ya karanda ala nako mo problem le bije bari be nyin do men sindila kutake wo man fion fendinde lonje o be sila siran men kan o ba commencer la ka karan koten janni wo sanji fulo be bannante la banko bita ko mala doron nyaata wotije nyaata tije do si yemmo kuto le sindi men mina karan na koten nyin do be sirin wo sanji sababe karanje faya commencer bala progress ol kekan yo stop yemmo do sindi koten amunta one step forward one step backward nkatani wala nyam ali molu da handi kuma kensen fola ali be manse ya nyewna la alama diyalla adal atekela ata dila la fana because this a clear indication ko ala yal bali mansa yala le UDP nkolu al nimbaro le nyanta kala kilinti alla pati osi Gambia maraning ala yal dema fo janni ba fala no da 50 years because asike nimbaro banjan nimbaro be bolaje other leaders would grow because alla party secretary one thing bari nal damawni benta kanto non aliye baro bula non alman jutuna yani ku kolon samba kan non alla patio al beketa kankilinda alman nyo hasidi ya natije nte hakilo e mendina wala mu UDP be banko marala la fosanji jama bari say nimbaro man wakili nyinna katu UDP kono alla man salaba mu barolati atel UDP patio la man salaba mu barolati nimbaro bota jente man sa jalbul katun alla kafomu kafole ya afom kamfa kole kafo nyim fom amman fom alaye molle kamfata kabiri yaya sita molle kamfata birim bata mboyta mol kandro mol fansa fo biri jawra bondi dron mol kamfata kat wo be bata malla mo kan mol kan yaya lo maralo kumfolo watol anin fana molle sorta medialon ko be lafiri man sayala imale be fintila wato men jawra la wato la iman hani itata nukundi ka molle puske londi NCP ntel botol be kala male law NCP dibitol botol be kala ma mel tartol ko man botol be kala male so yaje ko iman hani ka fintina ke fan sum patiolo sembeta NCP la hay e ko sita juwo warta nyaaw nyandi wo makenda ya kuluya ni o kumo soso ale se kulunti asamba bato abe tunenna ada be tunendila ijuta dawdan dinna fisamante yaka bolat ikabata dawdan dimma ala buka wara fulala moye nyokan adun ala tamu waroti hada madi be fanne kanyanna isaje molsi nyangayto molsi hanyi keke palasi be palasi to
bari ite me fan kanya ye fan tambindi mo bela ye fan tambindi siyo bela ite la fi yake moya itara mo koma ay tare nyaato ni ite yake nyame majority yake o nyaate be nyaato sur la bang UDP atel la bota peri njaay la mol kono alla taro politiko kono ani mbite ma siata sanji tallulu nen fenti alman kumano alte da hala bang ali da ha mandin kolko ila nyakuyate da bere membalila tabila kafutiyate la almafasi banjuna please al mol la banko tumbe kayro men kono mol bota bata men kono nga wo jele mol yela family sol bula gambia le dunta dunia wulo kono la dol hani sayi be siri mankay to soto dol la futu wol tinyata wala fe dol la dimbal kasarata wala fe dol fawnu fata wala fe jam wol ni la dimbal man na nyoja koten nin ala natan de ma wo be nata bo kayro kono kele manke gambia wo bota kayro kono mol melio ko nyin dada ye mistake ko ke damen ni mol ya yitan dila inyanta sonna la ko nyin dula mo mistake leti mo man perfect ite na mana sanji sabo londi o sanji sabo kono men betar la mansa yala amunta toba la mansa yala betar la men ba kan janni sanji o sanji fulo kono men betar la mansa yala o mu toba la mansa yala me ye sanji sabo ke yo fo nyondi go be siri wona la experience nyin do be siri wo ba o man fen karanje folo ibe mo la banko murundi la ko ali hasidiya bula barola mansa yala man diyal ya dun ala le woke ala drone woke mo mon dina mankuno woto katun dol fon ba against kam bi wol fon ye carte o fayayla ya fayay dalila jumala kam foye nyaale siti wo wato mo me nya siti adu mo me forcé mo me bulo tormondo kale ko say muna kendi bi wolle mina murula nan ko tan ko baro manyan na sanji sabo sile la takala man sayatinya adu nali baro bondi jal ba man sa dole sindi laje no fana nata na o di same fonko use ko ha na sembo e nyen dinna nyanta sila fo nyen wati kare no fo nata election o fon baydu ko banko man tara do kurindi election o te kenot alba mun no laje ante fon fendi wo wondiro le be siala dron hay al mol da banko tenkundi be kayro men kono nga enjoy mol batatale de nateli mam bata mol batatale nyim man sa ya ko hera ala meke man sati ko ke man sati dia kuya itela man sa ya fa mol la kayrate o bala itama man sa ya fo la tele nendir ka fo lo aliye mbay falo lo al bal fan sum pati memba sol butela itama hani man sa ya fo lo ay al mol da handi nyaabe kun ko nabe korosiro la al si wolon al nal badi malam lamin fadera london no men dim be diamuta ngabdiamol be lamoy ngammo be tentu ngi jayi bari tebe men folaliye wala mu nyinti ko diamote bayla ali ngata sanji lulola de sanji fula political campaign mantel la banko wati de sanji fula political partiol be campaign la carte o man fay o man na banko wati de mbota fitina dolo kono woto manyan na sonna amanyan tambila kar saba kar nan la fan carte o nyanta fayla na be kala bari yek banko suspend wo nyama sanji fula political partiol be wo wonna karo bela ni gambia karo be nin kidoni mokurun a benin kidoni mokurun or they are just waiting for the right moment to strike altem woltu la kayro kono bang hada maduna Allah ja Allah ko jahalo wata sai beni la idea mina fa ateli man vice president na interview almo lamoy bang ani haruna kulbali kacha menka almo kacha ni lamoy bang ako birin sita momon dimbe cabinet kono na manke doyti bari doy mantar cabinet kono di fasting yemen discourse wala 3 years ot adi be son tale ko 3 years o kono e do ko mentare nyakon e nyato ate bannola adun 3 years o dam manke agreement ot oda agreement sol bijele mel nyanta kake kanyin 3 years o semben wala sai ito do ko bannola sanji sabo kono woto dum ye sanji fula lafa kan ay ke sanji luluti president si fo sanji lulu ni sanji ganni la sanji lulo be sila men di nyanta kala abesike ay ban a tara moma mo korontondi mistakes man soto je anin ku kotan fatel man walla o kacha la moy ban
adu yo responsibility di mole la pour ay finti jama kan ayafo amari manson ka finti jama kan adu mo kiluna nata farasi koten kana ka fo moliye ko ha al nyanta lola 3 years la kan wala mu agreement on ala fo gambian ko le ko ntel manke politician o le ko ntel manke toleti de gambia nyaayele tal sai itinante kay kan suku niwe ta faaje walla mbadi ta faaje te diwun be kafu nyoma yeki tubabu du iba kata ke bol prepare for the next generation mem mina wala si mara wala dol tali yol kasara gambia no la nga si nga nyaayele ntenga wala soto be mem folali audio jampata barbutun sa kumo fali tendono ko ngakuma la kumol men lamoy mbol le jabo di kanten ntenga idea men soto je ala baraka